asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil suñu plat national toggoon nañu ceebu jën ci début bernde yi mais boo leen xoolee ñu bëri ñu ngi ma koy laajaat encore donc tey nag dañuy togg ceebu jën bu xonq ak jaga mais jaga bi moom du doon bu bulet donc dañ koy réserver fële pour wax leen liñ koy defee léegi nag lii moo ciy dem. dinañ soxla jën comme niñ ko waxee rek jën boo munti am dinañ soxla aussi suñu ay épices dinañ soxla donc épices yi mu ngi nekk laaj poobar ak xorom ak tuuti oignon en poudre ail en poudre ak tuuti persil kaani aussi ñu am fi tamit paprika muy genre fël-fël bi nga xam ne dañ ko fumé ñu am fi suñu ñokmaan ñokmaan mooy fish sauce de poisson donc man moom mooy sama géej donc moom mooy géej bi ñu yore fi aussi tamaate loqati ak tamaate doom bi nga xam ne dañ ko kii daggate ñu yor fi tamit suñu ay légumes ku ne légume boo am rek man maa ngi fi yore kanja mu nekk okra yore fi aussi naajo mu nekk butternut squash ñu yore fi tamit soble yore fi carotte yore fi chou-fleur chou pommé ak rutabaga muy genre betterave kii pas betterave chou rave voilà yor nañ diw persil ak tuuti oignon vert yor fi ñaam bi tamit donc daal di ñëw rek yor fi crevette bi moom mooy dem ci jaga bi donc du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah. voilà gis ngeen li ñuy def fii mooy dañuy daal di commencer defar suñu roof bi nag niñ koy defee moom dañuy ñëw rek dañuy daal di commencer comme sama blend bi dafa ndaw tey bu ndaw bi laa génnee damay njëkk a def kii bi ba blend ko ba nga xamante ni yëf yi wàcc na tuuti xaw a wàññeeku ma door si def ay laaj ak ay poobar ak ay bagages yu demee ni ki noonu donc ñu daal di def loolu après ñëwaat commencer encore. voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu roof bi pare na donc ñu ngi commencer roof jën yi gis nga donc roof bi liñ ci def xorom poobar laaj bu tooy laaj bu wow oignon en poudre ail en poudre ma def ci tamit tuuti paprika bi rek pour moom moo ko xaw a jox tuuti couleur nii après ñu daal di ci def xorom def ci kii tamit levure nutritionnelle suñu paree nii rek dañuy daal di commencer teg suñu cin bu ko defee daal di leen dem rosi leen ndànk-ndànk ñu daal di commencer nag togg bi ci boppam fi mu ne nii léegi en attendant loolu buy def bu ñuy rosi affaire yeeg yooyu dañuy dem daal di commencer xolli suñu ay légumes yi nag comme dama xaw a naaje dama koy daal di def comme système boobu ma leen wonoon dama koy baxal moom à part feneen laa koy baxal bu ko defee ñoom ñu gën a mën a gaaw a ñor parce que loolu tamit technique la boo xamante ni dina la dimbali soo naajee bu ko defee légumes yi di ñor parce que booy xool ñoom ñoo si gën a xaw a jël temps tuuti donc kii buy jën bi buy ñor fekk légumes yu pare na après da nga koy dugal ci biir sauce bi rek daal di koy kii mu nga xamante ni yëf yi da ciy infusé wu fii jën yi nekk ak affaire yooyu noonu bu ko defee nga daal di mën a seppi après daal di commencer nag léegi assembler sóor ak yooyu donc ñu yeggal li nga xam ne buñ ñëwaatee ki yéen incha allah dañuy dem commencer rosi nag. voilà gis ngeen tey jii dañu ñëw ci biti foofu laay toggee parce que bëgguma kër gi xeeñ xunn ak jën léegi nag su ma commencé fii incha allah bu fekkee ni temps bi may nañu ko ñu yeggalee ko fii sinon rek ci garage bi ngeen may mujj gis ma yeggalee foofu togg bi li tax ma indi ko fii clarté bi fii la gën a kiyee neexee daal. donc li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw commencé rosi suñu jën yi après nag ñu daal di commencé togg gi incha allah donc ñu daal di ñëw rek commencé rosi bu soobee ki maye. voilà gis ngeen léegi commencé nañ def nañ suñu diw duñ ko bàyyi ba mu sens yu metti yooyu donc dañuy def comme li ma leen waxoon rek damay njëkkee xorom li tax may njëkk a def xorom c'est pour que jën bi du coller ci taatu cin bi donc soo defee xorom dafay daal di prévenir loolu donc ñu daal di ñëw rek commencer rosi incha allah. gis ngeen suñu ndox a ngi nii donc dañuy daal di ñëw rek def ci suñu laurier dañ ciy def xorom tamit def suñu légumes yi bismillah
donc fii la ñuy joxe légumes yi head start maanaam ñu commencé ñoree fii ba nga xam ne suñu njulugee suñu fële ceeb bi nga xam ne dañuy ñëw rek transférer loolu même ndox bi la ñuy jël pour dem njulugee ko aussi incha allah gis nga. donc dañuy def loolu bàyyi lii baax ba ci kanam tuuti après ñu dindi yenn yi dugalaat yeneen yi ci des yi donc ñu def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah. gis nga léegi damay def sama ñokmaan nga xam ne moom moo may dimbali moom mooy sama géej donc dama koy def en 2 étapes damay njëkk a def benn tuuti ci kanam tuuti léegi ma def tuuti defaat encore yeneen su may waaj a sóor incha allah bismillah. gis nga léegi nag ma def sama tamaate gis nga defuma ko xóoyaluma ko ci ndox walla lenn dama bëgg rek lu gaaw donc fii lay dogee ci cin bi njëkk après nag ñu door a ñëw nag def ci njulug kook yooyu gis nga dama ci sàndiwaale tuuti tamaate doom gis nga mooy tamaate jàmb daf fi nekk moo tax ma sàndi ci tuuti nii rek daal di sàndi sama paprika tam ci biir ku ko bëggul moom mooy fël-fël bi ku ko bëggul mun nga ko omettre ma jël léegi nii gis nga sama desitu roof ma def ko ci biir donc day safal affaire yi rek subhanallah donc nii dañ koy bàyyi mu xaw a dog tuuti après ñu ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis nga suñu tamaate dog na dama siy def fi mu nekk nii bopp yi daal di ciy def nenu jën dama am nen jën fii donc dama ko siy def gis nga. léegi dañuy daal di ñëw rek incha allah njulug bismillah gis nga dama wàññi tuuti ci ndox bi ñuy baxalee légumes yi moom laay def fii tuuti donc su ma njulugee nii yëngal nii tuuti ma daal di jën yi nag léegi teg ko ci délicatement bismillah. voilà donc nii la ñuy def wàññi suñu gaz bàyyi ko muy bax ndànk-ndànk comme ça jën yi di ñor ak yooyu nga xam ne suñu ñëwaatee dañuy sepp jën yi pour si mun si def légumes yi bu ko defee ñooñ tam continuer di ñor ak yooyu ñor nañ sax mais caf ka li nga xam ne moo am jën dugg seek yooyu ñu defaraale suñu nokkos ak yooyu yëpp donc bu ñu ñëwaatee dinañ defar nokkos ba ñëw def ko si cin beek yëpp incha allah. voilà léegi li ñuy def mooy dañuy ñëw commencer defar suñu nokkos voilà donc li ñuy ñëw indi maanaam dañuy jël subhanallah suñu soble def ci ku nekk yaay xool quantité bi la doy donc bu ñu defee soble. après daal di jël man sama nokkos bi dama siy defaale aussi poivron donc ku nekk poivron bi nga am rek man bu rouge ak bu verte laa siy def tey incha allah donc ma daal di def ni léegi bu ko defee ma daal di commencer dëbb nokkos bi léegi bu ñu defee dëbb dinaa leen wan su la neexee nga dolli si xorom ak ay cube magique yooyu ak ay ku mu neex laaj mais man sama kii duma si def laaj ak yooyu parce que roof bi am na ko ba pare donc nii rek baax na bismillah. gis nga fi mu nekk nii suñu nokkos bi pare na nii donc dañ si defoon dolli nañ si xorom def si waa tuuti levure nutritionnelle donc noonu la ñuy jëlee rek dem def ko si cin bi incha allah donc du ñu def rek lu dul doxantoog yéen ba ci biti comme ça ñu mun a xool fële tamit nu mbir yi di tëddee noonu incha allah. voilà gis ngeen suñu ceeb mu ngi def suñu kii bi julug bi mu ngi def lu ñu bëgg mu def donc damay daal di ñëw rek def soble suñu nokkos bi ok après damay daal di jël tuuti ndox rek def ko ci bool bi yalandi ko daal di koy ñëw sottiwaat ci biir cin bi incha allah. gis nga fi mu nekk nii njulug bi xaw na dang mais dañ siy defaat beneen njulug ba la nekk fële moo tax nekkuma di si inquiété wu wala ma si préoccupé wu tellement noonu parce que après lële moo koy ñëw oyofal bu baax a baax incha allah. donc gis nga bu ñuy yëngal moom délicatement lañ koy def
parce que bëgguñu tas jën yi sinon liñ liggéeyoon yëpp dinañ ko yàq kon voilà donc ñu bàyyi nii après nga xam ne bu ñu ñëwaatee ak yéen dañuy daal di commencer seppi jën yi pour dugal ci légumes yële ne le incha allah. ok waa léegi gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw defar suñu jaga donc dagg naa soble ak tuuti nokkos bismillah damay ñëw rek def soble bi pour commencer pour mun a def ci tomate bi bismillah. gis nga noonu rek laay defee tomate gis ngeen ko nii su ma ko defaree jarul muy bari nag quand même parce que comme sauce bi la jarul muy bari tomate bu ñu defee nii daal di siy def tamit suñu paprika moom buñ ko si defee nag bàyyi ko mu xaw a dog tuuti rek ñu daal di koy njulub def si soble bi yooyu yëpp donc affaire bi sauce bi moom sauce bu gaaw a gaaw lay doon incha allah parce que kii bi yëf yi pare na fi mu nekk nii dañuy waaj a ñëw dem sóori ji rek gis nga jaga baa ngi noonu paprika bi la ñuy def nii def si tuuti sama kii xorom léegi su ma paree nokkos bi ñu defoon bi sànq moom laay def rek daal di si jël aussi tuuti def si biir sauce bi bu ko defee yëpp àndandoo ñor nag nga xam ni lépp day pare parce que yëf yi moom rak tak lay doon incha allah gis nga ma jël sama tamaate doom bi rek def ci bismillah buñ defee nii rek jeex na nag léegi voilà gis ngeen suñu tamaate léegi dañuy jël ndox bi rek bismillah def ci donc bàyyi ko ni mu xaw a kii dem ak moom ba ci kanam tuuti rek ñu daal di ñëw def ci suñu ay soble ak carottes yi ñu daggate yi donc dañuy dem ba nga xam ne léegi ñu fay ko ñu daal di siy def crevettes yi parce que crevettes yi ma yore yu ñu bu ñor la ba pare donc noonu rek laa koy defee incha allah bu ñu ñëwaatee ak yéen wan leen nu ñuy yeggalee mbir mi. voilà gis ngeen suñu tomate bi dog na bu baax léegi li may def rek mooy li ma leen waxoon damay jël soble bi bismillah def ci lépp. daal di jël carotte bi su la neexee nga def ci haricot vert mais tey jii man dama mel ni dama jeexal gisuma ko daal mënuma fexe ba gis ko ci frigidaire bi donc nii rek laa koy def bu ko defee ma dolliwaat ci tuuti ndox njulug ko parce que bëgguma mu nekk kii bu bari ñeex noonu torop dama bëgg rek loo xam ne dinañ ko mën a suy ci kawam nii léegi soit ndox wala ñeex bi ci boppam lañ ciy def man ñaar yëpp dinaa ko def dinaa def tuuti ndox après tibbaat tuuti ci ñeex bi def ci ñu daal di jël suñu nokkos aussi daal di ko ciy def gis nga gis ni mu nekk kii bu yomb bay bëgg a dee sauce bu yomb te gaaw donc le temps moom muy togg di def ay affaire am fii ma daal di dem commencer xolli crevettes yi daal di koy teg li ma leen waxoon rek su ma demee ba nga xam ne léegi sauce bi daanaka pare na dans 5 minutes ma fay gaz bi si laay def crevette bi parce que ñor na ba pare bu si kanamee bu may def crevette bi nag si laay def tuuti vinaigre ak tuuti citron pour mu relever goût crevette bi aussi donc ñu def loolu après ñu ñëwaat ak yéen incha allah. voilà bismillah fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw rek commencer sóor gis ngeen ko nii léegi bismillah. gis nga boo xoolee li tax defuma si kii bi dolliwuma si ndox c'est parce que ceeb bu bees laa yore nii xaw ma ceeb bi ndax bëgg na ndox ou pas donc li may wax toujours rek nga dindi nga yokk moo gën a yomb téeméeri junni yoon nga dindi ko donc su fekkee ni kiiwul rek des na tuuti ñor damay daal di jël si ñeex bi suy si wala ma jël ndox def si tuuti xorom daal di koy suy si kaw ceeb bi bu ko defee mu ñoral ko mais je préfère lii que may bàyyi may def njulug bu bari après ceeb bi ñëw tooy sama loxo donc dama siy def quelques ingrédients comme defuma ci woon ay géej ak yooyu il faut ma jouer toujours si safal bi donc gis nga ma jël sama kiis ku am poireau par exemple mun nga ko def mooy pooro nga def ko man oignon vert laa yore dama koy def daal di suulaale tuuti kaani si el bi daal di suulaale aussi tuuti poivron tamit gis nga kaani bi bu fekkee ni gis naa ni mu ngi bëgg a saf rek
dama koy ñëw dindi comme ça du tàng du def lenn. léegi ma jëlaale aussi gis nga sama li ma leen di wax sama ingrédient secret bi moom mooy nekk sama clou de girofle moom mooy cloves moom laay def ci digg bi loolu dafay gën a parfumer aussi ceeb bi comme ça nga xam ni soo paree affaire bi dafay neex xet bi day neex a neex ba nga xam ni ak aussi bienfait yi nekk tamit ci clou de girofle donc ma indi ko daal di koy def comme ça ngeen mun a gis. gis nga clou de girofle bi fii rek laa koy def parce que après dama koy dindi moo tax donc ñu daal di ñëw rek teg ni daal di wàññi suñu gaz nag ba mu ndaw léegi nag bu ko defee ñu nettoyer yooyu après ñëwaat ak yéen incha allah. gis ngeen suñu sauce jaga baa ngi nii donc mu ngi nii léegi li may def rek dama siy def crevette bi donc crevette bi comme li ma leen waxoon rek dama bàyyi ba nga xam ne léegi ma fay ko dans 5 minutes ma fay ko ma def ko si ku mu neex mun nga yokk crevette wala nga wàññi wala nga omettre ko si boppam man li ma def nii tey bëriwul parce que kiiwuñu noonu tellement sama waa kër kiiwuñu noonu tellement si crevette moo tax donc nii laay def daal di ñëw def si citron def si vinaigre après ñëw xool sama assaisonnement avant ma siy def kaani bu ma ko defee rek dama koy yóbbu si biti incha allah. daal di jël moutarde ku nekk moutarde bi nga am man bu marron bi tey laa fi yore donc moom laay def fii ku ko amul aussi bu la neexee nga omettre ko gis nga. ok dinaa dolli sel après nag léegi daal di siy def kaani bi rek fi mu ne nii yóbbu si biti. voilà gis ngeen suñu ceeb bi mu ngi nii yàq nañ ko ba pare donc fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw rek ngeen gis nu mu mel nii mu ngi rafet ba bëgg a dee macha allah donc dañuy ñëw rek commencé séddale après nag ñu daal di ñëw wan leen produit fini bi incha allah niñ koy defee. kon nag mbokk jiite ci mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indi loon leen donc indi woon li ñuy wax suñu togg dëkk mu nekkoon ceebu jaga boo xamante ni defuma si boulettes yi tey parce que dama bëgg a def dama xawoon naaje ma remplacer boulettes yi ak crevette ku bëgg mën nga def boulette ku bëgg aussi mun nga bañ a sax def crevette nga def ko daal di jël ay tomate daggate ko ba mu tomate fraîche nga daggate ko def ko ci sauce bi mu nekkal la benn sauce tomate nii rek nga xam ne di nga ko booleeg ceeb bi donc tey nag émission bi moom maa ngi koy jox koo xamante ni vraiment moom dafa bëgg ceebu jën muy sama doom Moustapha Mbaye donc moom laay may togg bi di ko jox aussi Diarra Bousso Mamadou sama chéri ak Aïda ci Londres di ko jox aussi Assou Ndiaye di ko jox Rokhaya Sall Marietou Diédhiou di ko jox aussi Dieyna Diop Aminata Thiandoum ak aussi duma fàtte Fatima Sow muy Sow Fatima mi nga xamante ni moom moo ma doon demander tout le temps kañ laay defar ceebu jaga donc indiloon naa leen beneen version encore bu ceebu jaga j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex comme ñum ñu ñuy neexee à chaque fois ñu togg ko di leen wax bu leen fàtte di abonné wu ci chaîne bi te bu ngeen abonné woo rek di leen appuyer ci cloche bi nekk noonu def je crois que à droite lay nekk xaw ma à gauche je sais plus mais ngeen di appuyer ci cloche boobu bu ko defee saa bu ñu dugalee dara rek dina leen notifier à temps di leen wax ni vraiment ñu ngi gis seen commentaires yi di leen sant bu baax di leen wax ni bu leen fàtte toujours di partager vidéo yi comme ça mu ñuy gën a exposer mais aussi ñu gën a am ci yool yi comme ça ñu bokk loolu yépp incha allah di leen wax vraiment merci beaucoup di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah.